asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam santam. Youssouf Dia nuyu naa la. Le temps que mbokk yi di dugg si donc ñu commencé live bi. waaw live tey bi nag c'est sur Modou Mbacké Touré ci loo nekk yow. Udi Aboubacar donc tey live bi Cheikh Bouchman Bathily ça va porter sur bon comme ni ma ko titré thème bi Babacar Ndiour yow la nga ma bàyyi waaw Ndiak Sarr maa yaa ngi si jàmm ñoo ngi gis pertinence bi ci Telegram ci Instagram waaw ñoo ngi lay lire bu baax waaye macha allah waaw lala da nga ma bàyyi yow tamit naa la woo Modou Mbacké Touré nee na ak bëgg Sénégal ak bëgg diine yow tamit da nga bëgg diine. salaamaaleykum Modou Nguer donc gars yi donc maa ngi doon wax ni tey xam naa thème bi Amine dinañu wax ci dañu nar a wax ci incha allah li am démb TFM bon li may njëkk a wax mooy delloo ziar mon frère Modou Mbacké li may njëkk a wax mooy bon dafa am benn mbir boo xam ni toujours benn piège boo xam ni benn panneau boo xam ni ñun dañ ciy daanu tout le temps mooy Modou Bathily mooy le fait que kii yi nu mu tudd sa encore média yi wala système bi sax laay wax système bi di ñu surfeloo ci sensationnel maanaam Abdoulaye Mamadou Guissé salaamaaleykum maanaam li ñuy def mooy chaque fois dafay am par exemple on dit que benn système la ñuy combattre waaye système bi nag dafay kii ci religion bi politique bi un peu partout mais benn instant dafa mel ni tamit du ñu focus trop du ñu focus bi mooy c'est au gré des vents dafa mel ni ñun la ñuy naaw quoi xam nga may kan donc dañu ñëw tey démb li xewoon TFM la après suba bon problème boobu duñ ko régler de mais dañu diviser wu ñun peuple bi dañu diviser wu quoi Baye Diop kii day wax lii kii lii ñu xuloo suñu biir ñi saagante ñi dem bay saagante ñu ne waaw kenn ñi ñooy Balla Gaye ñi ñooy Modou Lo xam nga wala ñi ñooy Gia ñi ñooy Jaraaf wala ñi ñooy comment ça s'appelle encore Barcelone ñii di loolu mooy Sénégal tout le temps les gens sont divisés ñi dañu jàpp ba pare mu jarale lu nekk nag parce que am émotion lañ ciy demee même bu ñu bokkul point de vue de Guèye David même bu ñu bokkul point de vue Awa Touré nuyu naa la tout le temps dañ koy yóbbu ci ay émotion yu doy waar yoo xam ne dañuy dem ba mën def ñi sax diviser far duñu xool l'essentiel duñu xool ni bon waxtaan bi échange la war a nekk ku nekk joxe sa point de vue ku nekk joxe sa position si jàmm Sallou Soumaré ku nekk joxe sa position si jàmm fekk du am problème bu ñu paree ñu xool nag te yàlla rek tax ñu xool fan la dëgg bi nekk bu nekkee dëgg bi daf ñoo réer fu mu nekk mais on est en 2020 léegi nit ñi seen téléphone la ñuy jël bës bouton da ngay bës bouton nga mën a lire benn livre nga lire alxuraan bi traduire nañ ko en français ak en anglais oustaz yi ñenn ñi vrai yi ñoo ngi ci kii bi di def tafsir di def ay tafsirul Quran surtout ci koor gi donc ñun normalement bu amee lu ñu réer kay mais nañu dellu ci les livres de référence di wax na lii depuis il y a 1400 ans bi fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaare boobu ba tey jii nii tellement de mufassirin jaar nañ fi ñaata milliers de borom xam-xam ñoo fi jaar mais ñaata nit ñoo fi def tafsir ñaata nit ñoo fi ay xadis yi ñaata mais c'est pas possible que ñuy egg ci yenn réeroo yi waa ji nee na mèche xaw ma ok war na def ijtihaad mais na borom xam-xam yi génn
ne waa ji li mu wax taxawul wala taxaw na wala mais dañu toog ku nekk teg si coin yom parce que yow sa fi nga bokk rek groupe fi nga jokko groupe bi nga bokk yow bon peut-être bëggoo offensé keneen kii wala peut-être am na looy seet peut-être en tout cas y a beaucoup de choses yoo xam ni ñi waroon taxawuñu foofu moo tax la nature a horreur du vide comme que nag la nature a horreur du vide Mokhtar nuyu naa la Diallo mu taaru mais loo leen bëgg mu am lan la ñu bëgg ñun mu am bu fekkee ni ñun benn vide bu doy waar lañ fiy bàyyi mais kan moo koy occupé mais ñoom Ahmed Khalifa Niass ak ñooñu ne dañu dem ba télé bi ñu toog ay émission ñu def benn émission ñu ne bon émission bi dañ ko commencé par exemple ay woo ñu wax ci mag ñi ñun lañ commencé émission yi ñu wax ñu ne woy koor gi gars yi door nañu festival Salam xam nga ci koor gi whatever xam nga léegi nag bon ren moom li am mooy ñu wax ne l'islam en tout cas base waxtaani l'islam la ñu toog émission bi comme ni ma leen ko waxee woon avant ay problème ay ak ñoom Gana Messere yooyu di am xam nga bi première émission bi amee laa fi def live may leen lii dina fi indi fitna am na yoo xam ne kenn du ci wax daf mel ni Ali ibn Abi Talib bi muy xeex ak Muawiya mais borom xam kenn du ci wax yàlla moo xam comprendre nga bu amee tamit borom xam yi nekk Sénégal parfois yoo xam ñun comprendre ruñ ko wala xam nga dañu gis ne kii te yàlla kii mais bu ñu dugg ci ay détails pourquoi ñu bëgg dugg ci ay yenn détails yoo xam ni peut-être après dina féewale nit yi mais buñ ci wax parce que wóor na leen boo duggee nañ ne rek ñoom ñëpp dañoo liggéeyal yàlla ñoom ñëpp dañoo liggéeyal ku nekk nga xool li mu def qualité li xam ni mooy boole umma bi mu nekk priorité lii boole jullit yi moo war a nekk priorité mais pas li leen di féewale am na yoo xam ne am na fi buñ ci duggee dafay gën a diviser nit ñi franc-maçon yooyu noonu ñu am ay docteur honoris causa xam ngeen ñi may wax ñoo ciy profité ñoom Ahmed Khalifa Niass yooyu dinaa si ñëw donc comme li ma doon wax mooy bu ñu toogee ci émission bi ñu gis ñoo xam ne ñoom seen liggéey ci réew mi xam nga lan la amin dañoo am ay émission télé mais seen émission yëpp caaxaan la ay ñoom aba no stress mais nit nooy nekkee ci àdduna te doo am stress te yàlla ne ahasiba naas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun nañ leen testé nan da ngeen a gëm yàlla mu ne da ngeen yaakaar da ngeen a gëm te kenn leen testé buñ leen testé kay nga am test stress rasulullah sallallahu alayhi wasallam nee na saa yu amee stress day julli ji julli mooy anti stress am mais ñu jël ay caaxaan def ko no stress ñu pare benn ndoy ban boo xam ni peut-être day dugg ci ay yoo xam ni ay vie privée nit yi benn instant yoo xam ni bon am ay xam-xam yu amul bénéfice yoo xam dañ koy xam diw def na lii kii def na lee mais fekk yenn saa yi du am bénéfice bu ñu paree boobu ñu gis keneen kan benn gal yaa awa whatever ñoo xam ni korité bi rek nga leen di gis déjà duñu kii ak lan Amina Poté symbole na xaw ma lan seen kii yooyu je n'ai rien contre ñoom parce que seen job la ñuy def tamit ku nekk da ngay xool ni ngay amee moni pour dundal sa famille whatever mais contexte yi mais lu nekk dafa am ñoo xam ñooy professionnels yi ñoo fa war a dem léegi nag problème bi mooy ñooñu la ñuy booleeg Ahmed Khalifa Niass mais Ahmed Khalifa Niass nee na borom xam-xam la bu toogee si plateau boobu ñu boole koog nit yooyu mu xam ni fii quelque part y a sabotage la xaw ma mais y a problème y a anguille sous roche yow nee nga niveau bële nga nekk waawaluñu la ay ñoom Cheikh Adi Niass waawaluñu la ay ñoom Oustaz Omar Sall waawaluñu la bon peut-être beneen niveau ñoom Rafahi Mbacké ñooñu sax beneen niveau lañ nekk anyway ñooñu du ñuy toog ci télé yeeg yooyu di polémiquer comprendre nga wala ñu woo la doomu sa maam Abdou Aziz Dabakh bi dafa fàtt turam Ndiol Fouta comme que nee nga yow niveau boobu nga nekk mais ñu boole ak ñoom aba stress ak yooyu nga xam ni yow yaa un problème soxna let naa la nga xam ni yow ni ngay fonctionner li ngay wane da nga am xam-xam mais yaa anguille sous roche ñàkkal nañ la fayda waaw léegi nag boo fa toogee ngay déplaner nit ñi xam nga dafa am yoo xam ne nit tamit bon na leer aussi parfois tamit dañu wax ne dëgg Ousmane ibn Abi Talib Ousmane bin Affan radiyallahu anhu bi ko xawaarij yi di sonal lan la def mais dafa wax li mu def dafa wax li mu defal kii ne da ngeen fàttaliku man maa defal teen bi parce que tamit sénégalais yenn saa yi dañuy ñëw nga defal leen benn affaire après ñu bëgg a dugg sa caaya dama leen saa waay sa bàyyi laa woon benn instant parce que yow tu essayes de me défendre de me descendre loolu dina tax ñu tëj buntu boobu quoi keneen du ko defaat
parce que après Iblis boo waxee yàlla neen nag ñiy def seen kii te kenn du ko gëm du ko yëg nee na am na ñi muy gërëm mooy ñi nga xam ni nañ def benn kii dañuy def benn un bienfait te duñ ko rappeler waat comprendre nga mais loolu Aboubacar la ñuy waxal quelque part à un moment te Aboubacar beneen niveau la nekk mooy bi ñuy kii Aïcha bi ñu tegee ci moom calomnie bi ah ñu jël wax ji ñaaw ji teg ko ci deru Aïcha ki ko jiite woon mooy kan koo xam ne Aboubacar da ko daan dimbali mais dëgg la réaction naturelle la xam nga donc il faut que nit ñi tamit bàyyi xel ci loolu am na ñoo xam ne tamit bu ñu déconné il faut que ça soit clair quoi nañu bàyyi bu la méttee nga ñëw si nit ki mu dimbali la après yow bokkee nga bëgg ko weer wala bëgg ko kii waxuma par rapport ak Ahmed Khalifa Sall damay par rapport général parce que sénégalais de manière générale parce que souvent dañu làqatu ci loolu dañuy ñëw ne waaye kii de moom lu mu la defal wax ko non boo bañee mu wax ko bu ko jéem a humilier bul indi guerre boo indee guerre waa ji da lay indil guerre c'est clair parce que yow yàlla bi wax ñooñu ay jullit la ñu woon mais yaa ngi def yow esprit benn kii yéefar du dëgg donc Ahmed Khalifa Niass pour revenir am na yoo xam ni peut-être c'était privé ça s'est passé dans un cadre privé ok amoo pour en tant que kilifa yow leader nga mais du yaa war a ñëw toog naan di wax yow xaw ma lan affaire yooyu mais tu dois être assez mature yow lu mu métti yow xam nga bu nekkoon tey ji yow man bu ma ñëwoon tey wala ñu jël par exemple kenn Malcolm Malick Sylla ñëw mu brûler feu rouge tey Sénégal mu jalgati bu brûler feu rouge wala mu jalgati moom bu ko yoon daanee par exemple 2000 francs mais yow Ahmed Khalifa Niass boo defee même faute même erreur yow 100 000 nga war a fay parce que leader nga c'est pas pour rien ñu ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah yàlla ne ko waaw bu la taaxut bi bu la réeraloon yow double punition aduna ngay am double punition àlaxira ah keroog maa la ko wax lan moo tax almaïdatu mooy les kii de Jésus Christ là les kii de Jésus ses disciples de Jésus ah lan moo tax yàlla ne ñu ne Jésus alayhi salaam waxal yàlla mu wàccal ñu une table servie maanaam benn table bu am ay lekk et tout xam nga boo xam ci asamaan si lay jógee ñu defal leen loolu mais lan la si yàlla boole walla yàlla ne bu gis ngeen miracle bi leen wan nii li leen defal nii bés boo leen jalgatee ah mais punition bu bon ngeen di am pourquoi parce que wan nañ leen miracle ñoom ñoo ngi ci beneen niveau maintenant donc melatuñu comme waa ji gisul ay kii bokkul donc boo nekkee leader Sénégal benn député assemblée nationale buñ ko jàppee ci ay phobie par rapport ak benn boy boo xam ni da doon xoslu dëkk Caaroy wala Pikine whatever boo xam ni ci galère la nekk ñu jàpp ko ci phobie mais ñaari jugement yi mënul nekk benn que le député la donc Ahmed Khalifa Niass noonu ci posture boobu la war a taxaw xam nga léegi nag ñu wax ci Ahmed Khalifa xam nga y a beaucoup de questions man bon ñi nga xam ne société secrète yi lan la ñuy def bu ñuy recruter dañuy xool benn LeBron James bu mën basket d'avance moom naturellement dafa mën basket ñu xool koo xam ne naturellement dafa mën a way ran ñu xam ni kii bu ñu investir ci moom dina ci génn donc nga gis ay ñoom Shaquille O'Neal day wane ne jaaro bi daf koy wane ne moom franc-maçon la et tout wane jaaro bi comprendre nëbbu ci dara lu dëgg ah ñooñu naturellement yàlla daf ko créer mu nekk ponkal donc naturellement boo kii daf ciy génn donc recrutement bi day am foofu donc Ahmed Khalifa Niass on sent qu'il est très futé il est très intelligent comprendre nga bu nekkee moom dina ñëw tey il arrive à ce que tey jii ñun ñëpp ñu nekk di def ay live ci moom ñii di kaas moom benn nit mu yëngal Sénégal à ce point même bu fekkee ñi mere na ko mais il arrive au moins ah Ibulaay il arrive au moins à manipuler l'opinion par rapport à son agenda léegi nag y a beaucoup de questions yoo xam ne dañ koy posé wu par rapport ak Ahmed Khalifa Niass dañu gis mu am docteur honoris causa mooy wax ñu causa mais causeur ah moom boobu la am bon effectivement moom bu amee bu ñu ko defee docteur honoris causa parce que bu daa ñu ñëw ci lii parce que dafay indi ay points yoo xam ni kenn du comprendre dafay ñëw di interpréter alxuraan bi yenn saay mais di dugg ci ay domaines bon quelque part man je me dis que waa ji ñun par souvent dañu concentré wu suñu bopp waa ji day def ay mistake nangam na non xam nga fu ñu war a xoolee mooy ñun li nga xam ne yàlla daf ñu ko imposer mooy di tax ñuy def live bi tey nii mooy daawa bi nga xam ni ñun julli dañoo war a nekk lumière war a nekk modèle pour ñeneen ñi mën a dugg ci diine bi sahaaba yi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi muy génn àdduna Aboubacar remplacé ko lan la
dafa ne armée Osama bi Osama Ben Zaïd xale la woon mu ne non priorité mooy armée Osama bi day gën il faut ñu conquérir loolu c'était trop important maintenant ñoom Iblis ak ñi muy àndal ñoom ils savent que dañu fexe ba nit ñi bañ a dugg ci l'islam nañu fexe ba ñeneen ñu réeral leen ci biir ah mais en même temps ñu fexe ba kenn bañ a duggaat ci diine bi mooy stratégie boobu la ñuy adopté xam nga mooy ñu fexe ba décourager nit ñi ci l'islam comme ni waajo doon wax heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans parce que tey yenn comportement yi comme ni la ko Iba waxee woon rek da ngay dem barus ci kanamu dëkkandoo bi nga bokkalul diine tey jii ñun li ñuy wane ci télé bi tey Ahmed Khalifa ak li ñuy jiite ak ñoom seen xuloo xeex yooyu ban kan mooy nekk ci koo xam ne yow bokkoo ci l'islam ngay wër religion xool comportement sénégalais yi mu jaral la nga dugg ci diine bii nii xool ni ñu présenté diine bi tey biir Sénégal xoola gàcce bi ñu nekk di teg alors que loolu du l'islam donc ñoo ngi dàq ay nit Iblis loolu la bëgg donc ñooñu société secrète yi tamit loolu mooy seen plan quelque part fexe leen ba ñu am moyen de nit yuy dugg jaxasel seen diine diviser leen xam nga mais mes amis la réalité est que Blaise Diagne mi dugal franc-maçonnerie biir Sénégal mais daf fi bàyyi ay taalibe loo leen foog lan la jël xool leen Blaise Diagne stratégie am depuis le début mais da doon bind ay lettres pour ñu libérer Sëñ Touba pour naan day soutenir Sëñ Touba quoi moom en tant que donc imagine nu muy jéem a infiltrer système bi boobu ba léegi bàyyi na fa ay taalibe donc ñoo ngi fépp loo leen foog gars yi bu koor amee xool leen koor bu amee toujours nu ñuy fexee ba indi nit ki sax nga wax au moins benn virgule boo xam ne bokk ci indil sa bopp ay bàkkaar ñoom tout le temps dañ koy def que ça soit man wala keneen live bi ni moo tax bëgguma sax def live ci koor gi parce que mën naa yokk benn virgule boo xam ni parce que yàlla rek moo xam at the end of the day ah après mën di sa mbokk bàkkaar ñu yàqal ñoom loolu la ñuy joué xam nga donc Ahmed Khalifa Niass gis ngeen defu fi dara loo xam ni mérité na mu nekk docteur honoris causa deful dara amul lu mu def lu tax mu mérité ko man de gisuma ko bu nekkee yéen gis ngeen ko man de gisuma ko waaw parce que defe naa loolu il faut nit ki am lu ma ok il faut taal casque bi la maa ngi jégalu donc qu'est-ce qu'il a fait Ahmed Khalifa Niass absolument rien liggéeyul dara si réew mi loo xam ni bon mais moo ko war tax moom mu mérité ce titre de docteur honoris causa donc c'est quoi le plan derrière maa ngi dégg kii koy xam ni moom Cheikh Omar Diagne mu ne parce que moom je vois il fait beaucoup de recherche ci mbir yi mais nee na déjà ki ko jox title bi kooku benn franc-maçon connu la moo ko jox title bi donc waa ji dafa nekk di dox mission lan lay dox ban mission lay dox instant bi c'est évident quoi ça c'est d'un deuxièmement Ahmed Khalifa Niass fan la jëlee xaalis gars yi dañuy yeewu benn jour rek après ils s'enrichissent mais dañuy wax ci diine bi mais parfois ñun tamit bëgg nañu nga wax ñu nan nga def ba am xaalis xam nga comme ça ñun tamit ñu mën a roy ci yow ndax ñu am xaalis ñun tamit parce que dañoo bëgg xaalis pour ñu mën a faj suñuy soxla donc Ahmed Khalifa Niass avant ngay dugg ci ay perruque bi lii laak xam nga mais wax ñu nan nga amee xaalis la moo doon say connexion la moo doon sa relation ak Kadhafi il faut régler tous ces détails là léegi nag du li mu wax lépp tamit mooy problème dañu waxante dëgg am na yoo xam ne daf koy wax mais dëgg la leader moo ñee nee na Kadhafi la dóor waaw ah kenn du leen déedee du li mu wax yëpp tamit ah mooy problème pourquoi oustaz yi déglu naa benn jour soxna Fat Bintou oustaz boobu ñuy wax Fat Bintou muy wax musique dafa aram après mu ne waaye bu Youssou Ndour moom bokk ci gars mais mu wax musique dafa aram mais il faut mu génn ci Youssou Ndour quoi mais loolu kuy wax waxi diine c'est hypocrite soxna Fat Bintou boobu ah avant may dem soxna Fat Bintou sax dama bëgg a rappeler suñu mbokk murit yi Modou Mbacké yow moom xam naa nante nga comprendre nga quoi yow xam nga ak ñu mel ni yow te bëri nañu wax dëgg yàlla gis ngeen Ahmed Khalifa Niass alliance lay wut day jéem a ku fi kii Sëñ Touba gis nga suba la fi yeewuwaat yàq Sëñ Touba lu mel ni xeme parce que mënoo ñëw ne waaw Sénégal le maamisme bu leen ñu sonal ak le maamisme
ba pare yow ngay tijaan nga waree fa kon ay contradiction kese nga retourner encore ne way you know what I'm saying affaire bi doxul dafa am son bi ñëwul ok dafa am ku ne son bi ñëwul la donc moo tax ma fay kii bi léegi donc je sais pas ndax yéen a ngi ma doon dégg normalement faites-moi signe bu fekkee kii parce que am na ku ne son bi ñëwul woon donc nga xalaat ni peut-être casque bi la xam nga donc je disais que suñu mbokk murit yi na ngeen def attention ci Ahmed Khalifa Niass ci ay manipulation yu bon la nekk xam nga ñëw di alliance lay wut quoi parce que il veut pas être seul contre tous wala il faut mu wut alliance mais mënul ñëw ne moom tijaan la man sama maam kii nangam xam nga parce que xam na ni murid yi ñoom par rapport ak seen ngëm seen pas-pas dafa dëgër ci ñoom donc du moom kese ñu bëri loolu la ñuy def yàgg nañ ñëw di utiliser dañuy ñëw de def seen kii ba pare làqatu ci sëñ Saliou par exemple de waaye sëñ Saliou kese dañ doon dégg Paco Jackson di ko def wax ay lu ko neex ba pare bu ko paree mu ne waaye non fii à part sëñ Saliou mais keneen mënul fexe ba ma you know seen ay stratégie la maa la koy fii wax keroog il faut ñu def attention di loolu diviser moo leen fi indi wax gëmul dara suba attendez-vous suba mu wax lu la ko neex suba murit yi loolu moom bu yeboo ngeen bàyyi ci xel mbokk yi bu ñu diviser bu ñu nangu muy diviser sénégalais yi Ahmed Khalifa Niass ok beneen bi pour ma continuer fi ma point bi ma nekkoon sànq jaajëf Ousmane Ndaw oustaz yi li muy wax tamit dëgg la ci yenn yi mooy seen kii boobu da ngeen a ñàkkal seen bopp fayda ba kenn mënul comprendre maa ngi la koy wax sànq ci soxna Fat Bintou moom ma gis ki sant an Pape An xaw ma lan xam ngeen lan la def ah bi xale yi di def ñu jàpp xale pauvre yi doomu pauvre yi ñoom bi ñuy def kii ñu xam ne dañoo soxla xaalis seen parents yi dañoo pauvre yoruñ moo tax ñu dem defi seen petit gàlle doo gis gars yi dugal ci seen doom yi duñ ci bokk xam nga man bu ma amee sama kër une référence comme Youssou Ndour par exemple chez moi mais damay jëm a fexe sama yeneen doom yi tamit roy ci moom mais du ma jël sama doom yi léegi ma def leen de grands entrepreneurs de grands businessmen ah léegi yeneen doomu ñeneen ñi ñëw moom pour roy Youssou Ndour it's a problem non problème la quelque part parce que dama pauvre maintenant xale yooyu noonu seen petit gars je suis pas d'accord bien que ma am respect pour Ngoné Ndour bien sûr j'ai du respect pour elle xam nga mais seen petit gàlle bi mais ça n'a rien à voir avec l'islam ba Pape An di dem di seeti xale yi ci seen demi-finale yi pour encourager xale yi pour ñu dem defi ay affaire way yoo xam ne wayu américains yi ngay jël ak wayu kii nañ waxante dëgg contradiction la mais yooyu dafay romb sous le nez des Sénégalais personne ne pipe mot kenn du wax ok ñu pare loolu mais oustaz boo xam ne da ngay toog naan waaye man de waa xoolal diw de moo ma génne fii di wane ay ba toujours matériel quoi xam nga oustaz yoo xam ne da ngeen di toog juste pour ay affaire de xam nga benn gang la boo xam ne ay dóorkat quoi xam nga du ñu waaraate du ñu wax mais nañu waxante dëgg koor gi ah mais nit ñi siira rasulullah sallallahu alayhi wasallam siira bi ak ni mu yaatoo ah amuñu minimum mooy koor gi nga woot nit ñi xam nga buñ la woowee oustaz nga même buñ la woowee ne la dama bëggoon nga jàll ci émission bi ngay non man bëggoon naa wax ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam Uhud bataille de Uhud lan lañ fa jëlee comme enseignement loolu bëggoon naa ñu débattre loolu parce que dafa ànd ak contexte Sénégal ci temps wala nga ne bi ñuy calomnier Aïcha radiyallahu anha ah naafeq yi ah nan la ñu def et tout parce que instant bi Sénégal bëri na naafeq ah mais nga au moins nga indi loo xam ne dafay boole Sénégalais yi te dafay amal ñi importance ku nekk ñëw expliquer parce que Cheikh Ahmadou Bamba ah mais waxul na ngeen ñëw ci moom waxul loolu mais dafa ne dem leen ci yonent bi la wax yàlla ak yonentam bi dem leen ci alxuraan koo xam ne daawul tëdd ci lal bàyyi alxuraan ci suuf kay wax ji jeex na ah te keroog teg naa vidéo bi sama mur ah Cheikh Ahmadou Bamba li mu wax dafa leer nañ loolu la Maam Maodo Malick wax loolu la Baye Niass ñoom ñëpp loolu la ñu wax ok mooy la réalité c'est quoi bu leen topp ñoom bi ñuy dund seen moment yi c'était trop difficile pour nit jaamu fi yàlla parce que tubaab bee fi nekkoon ah def nañ li ñuy def dem nañ seen yoon
mais waxuñu nit ñi kaa leen ci man dañoo ne dem leen ci yàlla ak yonent bi man de mindaanu yonent bi laa jëm leen ngeen fekk mindaan te xoolee vidéo ma teg sama mur lan la mais ñoo ngi toog sëñ Muntaxa toog taalibe yi toog mais mu leer nañ taalibe bi di liir ne sëñ Tuubaa nee na man Ahmadu mais kii yu ma kenn géré wu ma kenn sam bopp laa géré sam bopp laay jàppale garanti wu ma kenn wan naa leen bind naa jox leen kii naa jox leen li ma mën yëpp def naa ko pour ngeen tegu ci yoon bi ngeen topp yàlla ak yonentam bi li ci des nag moom il dégage ses responsabilités mais loolu moo nekk ci suuratul baqara loolu moo nekk suuratul baqara ah yàlla bi muy wax ni yonent yàlla Yanqoob bi muy kii woo doomam yi bu ma génnee àdduna ko leen di jaamu ñu ne nañ jaamu sa yàlla ak yàlla suñu yàlla maam Isaaka yàlla mu conclure mu ne voilà une génération boo xam ne dem na yoonam ñëwoon na dem révolu mu ne ñoom li leen di kenn du leen demander compte ci ñoom li ñu doon def kenn du gérer keneen ki mais lan moo tax yàlla jël information boobu def ko ci alxuraan bi lan la ñu bëgg a xamal foofu donc nañu yeewu ñooñu ku ci ñëwul ku nekk na posé juste une question ku nekk na posé une question tey El Hadj Malick Maam Maodo Malick bu fi ñëwoon wala sëñ Touba ñëwaat fi di taxawal benn armée pour ñu war a xeex ak tubaab boobu bii paa ñu taxaw pour xeex ak tubaab bi mais armée bi ku nekk na laaj boppam est-ce que qualifié nga pour bokk ci wala doo ci bokk non ku nekk laaj posé boppam question boobu c'est simple est-ce que je serai qualifié pour faire partie de cette armée là est-ce que dina ma recruter loolu ku ko laaj boppam rek di nga xam ndax yow yaa ngi ci yoon wala nekkoo ci yoon nit ñi nag bu ñu waxee rek ñu ne sans da ñëw te loolu daf maa metti temps yi ku wax rek ñu ne waaw même ci affaire Ahmed Khalifa Niass bi da ngay ñëw gars yi naan di waaye suñu sëriñ bi Ahmed Khalifa Niass nangam da ngeen ko bañ waaw juste parce que moo ngi jëm a làqatu ci ginnaaw mouridisme par exemple di jëm a naxaate mais bu leen nangu ñu nax leen ngeen koy défendre ci koo xam ne li muy def amul dara loolu yëpp li ko indi mooy nit ñi nangu wu ñoo jàng donc pour revenir ci oustaz yi nañu bàyyi sàmbay mbayaan bi ci télé bi oustaz da ngay ñëw nga lim dem leen xooli ñoom Adi Niass li ñuy def dem leen xooli ñoom oustaz Omar Sall li ñuy def man dama fi xam ay nit ñi nekk Amérique da yéen a may seede Sénégal fii Amérique fii ngay gis benn murit di déglu tijaan bi di déglu laayeen bi di déglu whatever ñaseen bi déglu benn murit benn tijaan di déglu ñëpp xam nga lan moo ko indi parce que Amérique fii ñun dañoo am benn chance dañoo am ay oustaz pakistanais ay oustaz kii nu mu sax encore oustaz yoo xam ne fan lañ jóge ay indonésien ay saoudien ay américain noir yoo xam ne dañoo jàngi mais xam la mooy seen kii ñoom ñëpp lan la ñu nduroo ñoom ñëpp ay PhD la ñu en même temps ñu ci gën a bëri dañoo jàng ci école nasaraan si ba am ay PhD nekk ay mais xolal ñoom pourquoi kii nekk Amérique di am ñu gën a bëri bon du ñëpp bien sûr di mën a déglu ñëpp c'est parce que mais dañuy retrouver seen bopp ci kii Oustaz Omar Sall mais ay dañ koy mere par rapport ak benn affaire bu mu defoon keroog bon peut-être erreur la woon bi mu kii yoon mais bi mu koy def yàgg na mais gars yi baal ngeen mag Gana Messere baal ngeen ko parce que dañoo wax ngeen ne non loolu 2018 la amoon 2018 la woon donc passé na baal nañ ko lu passé la woon mais pourquoi mun leen baal Oustaz Omar Sall pourquoi mun leen gis ni yàlla ak yonent bi rek lay wax pourquoi mun leen gis ni mais ki gën a kenn warul gën a siiw imam Rafaay Mbàkke doomu sëñ Fàllu kenn waru ko gën a siiw kenn warul bokk ci ñi war na bokk ci ñi gën a déglu lu tax mun leen nangu ne kii comment ça s'appelle encore ces oustaz là ñoom Ahmed Khalifa waruñu gën a siiw benn Adi Niass par exemple pourquoi mais c'est parce que ñun ñoo am problème ñun ñoo bañ a jàngi ñun ñoo bañ a def donc comme li ma doon wax ñu nekk États-Unis pourquoi duñu am problème parce que dañu déglu ñëpp la ñuy déglu dañu dem ba benn instant affaire bi nag day mujj a leer ñu gis ne lii de yàlla ak yonent bi rek donc fi ñu toll fii nañu dellu ci li yàlla wax ak li yonentam bi wax Cheikh Béthio dafa daan wax lu doy waar loo mu ne waa ñi di reetaan mu ne waa ñun xanaa dañ ñoo rax loolu la daan wax mais wax jooju ak am solo instant bi dañoo rax bu doy waar boo xam ni gars yi ci seeni programme la ñu nekk mais nag dafa am benn aaya sànq suratul Ibrahima baada auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yàlla mu ne wama kaana li aleykum min sultaanin illa an daawtukum mu ne fa astajabtum
Iblis mooy wax de parce que contexte ay contexte kii bi bon jël ma dama relever juste kii bi quoi benn partie ci aaya bi contexte bi mooy lan Iblis jour jugement dernier nit ñi dañoo dem ci moom ne ko Iblis waa safara de ñooy def délégation dem ci Iblis ne ko mais Iblis gain yow mais yaa ñu indil problème yëpp da nga ñoo nax nangam expliquer comment c'est casse xam la yàlla mu ne Iblis xam lu mu leen di répondre aw ma benn pouvoir ci yéen aw ma pouvoir ci yéen lenn laa def dama leen a woo ngeen tontu ma aw ma pouvoir ci yéen Iblis mooy tontu loolu mu ne amul pouvoir ci ñun entre parenthèse bala ma ngaa fàtte bu nekkee bu ñu waxee Ahmed Khalifa borom xam-xam la Iblis moo ko ëpp xam-xam fuuf parce que Iblis dafa taxaw ak yàlla di défier yàlla di wax ko kenn ëpp ko xam-xam loolu nës nit ñi bàyyi xel tamit dafa am solo wax jooju situation boobu muy taxaw naan yàlla naa lay attaque kanam gauche droite ci kanam ak ci ginnaaw di défier di wax ñu wax mu ne mu taxaw mu ne moom du sujootal aadam di jëngu di arrogant ah abara mu arrogance mu wane arrogance Iblis mais avant ñuy créer aadama moo ngi fi Iblis li mu fekk boobu ba léegi deewul donc ku fi kii te waxoon naa leen keroog suratul Hajj verset 52 suratul Hajj Iblis am na pouvoir taxaw yàlla may na ko pouvoir mu intercepter wax yi déglu loo yonent yàlla moo ko wax mu ne amul yonent bu ñu yónniwul boo xam ni Iblis intercepté wul wax yi bi mooy révélation bi mais maanaam day interposé wu diggante Jibril ak yonent bi révélation di wàcc moom mu ñëw intercepté ko dégloo yonent boobu yet leneen maanaam am na pouvoir boobu kooku te moom mooy Iblis ku bon la ah te beneen bi mooy nit ñi il faut ñu xool benn mbir nañ foo ñu xool benn affaire tey jii kan la ñu gën a jaamu ci adduna bi à part yàlla mais c'est Isa ibn Maryam moom lañ gën a jaamu ci adduna bi ne ñi sur Amérique fii ñu ne yàlla la moom lañ gën a jaamu ah ay ñoom yaaxu sa kii you know chaque fois ah ñi ñuy jaamu ay nit yu baax la ñuy nekk wala nit yu bon nee nañ sax même kii Allah maa ngi dégg benn borom xam-xam mu ne Allah bi nga xam ne waa Màkka moom lañ doon jaamu mu ne moo ngi jóge ci latta yàllut moom mooy process bi ñuy defaree supp parce que Allah dafa nekkoon nit ku baax koo xam ne dafa doon taxaw ci yoonu Màkka bi bu ñu dem xaj parce que depuis Ibrahima la xaj ñëw donc nit ñi bu ñu daan dem xaj moom dafa daan defar supp di ko jox pèlerin yi bi mu génnee àdduna nag gars yi ne nañ ko defaral yàlla ah donc ku baax la woon ñoom yaaxu sax ñi njëkk a jaamu xërëm ñi nga xam ne ci ñoom le peuple bi yent yàlla noo ñu baax la ñu woon wala ñu bon la ñu woon ñu baax la ñu woon tout le temps Iblis tey shirk bi am biir Sénégal lu bëri tey ñoom Sëñ Tuubaa ñu baax la ñu woon wala ñu bon mais ñu baax la ñu woon ah ñoom Maodo ay nit yu baax la ñu woon donc Iblis chaque fois nit yu baax lay ñëw exploiter affaire yi gëmloo nit ñi lu amul exagérer loo nit ñi réeral nit yi donc il faut nit ñi yeewu donc bu ñu ñëwee tey ne ñu non waa ji dafa am xam-xam Iblis moo ko ëpp xam-xam Iblis moo ko ëpp xam-xam 10 000 fois donc maa ngi doon wax ni ñu fàttaliku rek juste que Iblis nee na mais saa waay man awma pouvoir ci yéen aaya bi loolu la wax n'est-ce pas dama leen woo ngeen wuy ma mais TFM ban pouvoir la am ci yéen donc ñun est-ce que war nañ fi toog sax di créer Ahmed Khalifa Niass ban pouvoir la am ci ñun mais ñun ñooy da ko nekkoon man mi toog fii di wax ay live di kii ci Ahmed Khalifa parce que imposé wu ma pour ma seetaan ko TFM dañ fi nekk di kaas mais suba ñu dem bësaat seetaanaat et ñoom comme li Iblis wax rek amuñu benn pouvoir ci ñun dañ ñoo woo ñu wuyu leen kon bu ñu amee ku ñuy blâmer nañu blâmer suñu bopp sénégalais nañu blâmer suñu bopp tey jii ñoom ñëpp xaalis lañu bëgg ay sponsor lañu bëgg sponsor yi nan la lay joxee xaalis ah nan lay demee sponsor yi mooy ça dépend ci nombre de nit yi lay seetaan donc ñun bu ñu arrêté seetaan bi imposer leen ñu changer seen programme yi wallahi dinañ changer seen programme yi dañ def lu amal askan wi njëriñ donc ñun mënuñu fi blâmer kenn sénégalais yi nañu blâmer suñu bopp ñun ñooy problème bi ñun ñooy le grand problème so dafa yomb daal benn instant xam nga et puis c'est des télévisions privées aussi télévision privée la ah mais comme li kii wax ñoom division rek ah la fuite des télé mi ange mi démon TFM et la fuite des télé division rek ok mais ba tey ils essaient de nous diviser mais ñun nañ bañ ñoom moomuñu nañ bañ bu ñu nangu ñu diviser ñu donc pour revenir pour conclure encore une fois damay récapituler Ahmed Khalifa Niass dañu war a xool nañ ko bàyyi seetaan bu nekkee nag nit ñi Omar Sarr dañu ko bëgg seetaan out of fun c'est bon
parce que dañoo bëgg seetaan ay affaire yu fan yi ok mais ñu bañ a téyel mais à part loolu wax dëgg yàlla moo ngi rusloo nit yi moo ngi dàq nit yi nga xam ni peut-être ils étaient indécis par rapport ak islam wala par rapport ak christian wala par rapport yenn religion yi bu ñu ñëwee gis ci télé bi ñoom Ahmed Khalifa Niass wax dëgg yàlla du ñu sawar ci dugg ci diine l'islam waaw ça c'est d'un. Deuxièmement comme ni ma wax léegi télé yi nañ ñun ñooy peuple nañ leen imposer programme yu arrangé askan wi ñoom bu ñu imposer seen kii bu nekkee ñu boycotté ñoom bu ñu gisee amatuñu ay vues dinañ changer programme waaw. Troisièmement ustaas yi bàyyi leen sàmbay mbayaan bi ngeen nekkee moo tax ñu yab leen nekk fii di woyaan rek ngeen fi nekkee ñi ñuy wax xam nañ seen bopp xam nga ku mel ni tey da nga daan déglu al maxtuum yàlla na ko yàlla yërëm mais nga gis xam-xam bi quoi xam nga chaque fois bon depuis 1900 dama gis ay kii 1971 muy wax affaire talibé yi moo ko déggee mais c'était comme si xam nga il a fait des recherches comprendre nga gis maam Abdou Aziz Dabakh par exemple exemple mu daan waxtaan lu bëri la daan waxtaan mais tey jii Tivaouane est un peu quelque part représenté par ku tudd benn waay bu tudd Iran Ndaw boo xam ne moom pour moom moo tax jàngale ñëpp parce que ni mag ñi ak ñi fi jaar ñëpp saxaaba yi ni ñu doon jàngaleeg ñooñu moom mu ñëw ak méthode am yoo xam ni te ñooñu dañ daan jàngale ñun ñëpp ñu jaar si tuub parce que tuub bi yar ci loxo yàlla la nekk da nga koy teg ci yoon mais non mu ñëw andi ay méthode am yoo xam ne dafa vulgaire donc il représente pas bien Tivaouane Mame Maodo Maye du la jàngale xam nga ak ñeneen donc affaire bi lan la lii affaire de xaalis la affaire de survival la léegi nag ñun ñooy comprendre ñàkk mooy indi bépp xeetu vice comme ni ko Keyti doon waxee ok ñun ñooy comprendre mooy lan dañu dékku ñàkk bi par rapport ak religion bi ñu xam ni ñuy gérer wala tamit bon ñu comprendre leen ñoom ñu xam ne ñoom lépp lu ñu def ñàkk moo tax ñu koy def ñu comprendre leen donc ñun ñoo choix bi suñu choix la c'est à nous de choisir xam nga li ñuy def yëpp pour comprendre que système bi moo nekk ci ginnaaw pour rek laa bu ngeen comprendre ko tey jii il parle en termes de milliards mais ñoom seen programme yii nii yu bon yi ñi nga xam ne dañu bëgg a réeral ñi seen programme dajaal boobu du mën jàll tant que ñi ñaa ngi am lu ñu lekk ak lu ñu naan donc ñoom ils vont tout faire pour appauvrir les Sénégalais bu leen appauvrir leen ñu gën leen mën a téléguider gën leen mën a manipuler ba leen mën a jaarloo ñoom fu ñu bëgg ñu jaar parce que tey jii yow boo xiifee mën nga nangu yow nga xiif mais mënoo nangu say doom xiif donc loolu mooy seeni plan il faut que ñun ñu comprendre loolu ñu lan ñu jóg ñu jéem a développer suñu réew te réew bi mënul développer dans la division c'est pas possible amul kenn ku développer wu ci division mënul nekk même bani Israël bi ñu ñëwee ne 12 tribus yàlla wane symbole bi ku nekk ak sa robinet foo naanee et tout après lan la ñu diviser wu chaque fois bu ñu leen attaqué ñu exterminer leen parce que dañoo diviser wu tout le temps loolu moo am te bani Israël parce que yàlla moom la ñuy jox comme référence ci alxuraan bi donc sénégalais yi nañu mën nañ on n'est pas obligé ku nekk ñu bokk pas-pas mais quand même autour de l'essentiel nit ñi dañoo war a booloo nekk benn ñu nekk benn peuple ñu bokk ay njiit yu am doole njiit yoo xam ne vraiment ils sont respectueux et respectables mais n'importe qui bu ñëwee gérer leadership bi c'est parce que y a un vide quelque part man daal sama point de vue mooy nañu boycotté leen Ahmed Khalifa Niass boycotté leen télé yi nga xam ne dañuy pervertir dëkk bi ba wala ñi ñi fexe ut seen i télé bokk ana milliardaires yi nga xam ne gëm ngeen yàlla ñi nga xam ne ñoo ngi am ay financement un peu partout jël leen financement yi ngeen ubbi télé yu baax yeneen ubbi ay université alhamdulilahi rabbil alamin di jàngale kii mais léegi jumaa yi ok c'est bon léegi tabax nañu ay juma d'accord léegi ngir yàlla nañu investir ci communication bi loolu la ñuy ñaan wàll xalif général des Mourides xalif général des Tidiane xalif général waa ahlu sunna ñu am benn conseil boo xam ni benn parce que les gens il faut que ñu toog autour d'une table boo xam ni dafay boole Mouride Tidiane Laayeen ahlu sunna ñëpp autour d'une table mais ñu wax ci l'essentiel ak chrétiens yi ak suñu mbokk chrétiens yi ñu wax ci liy développer Sénégal autour de l'essentiel la ñu war a booloo mooy lii développer Sénégal rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam ay comme maa ngi koy wax démb mot ay benn aadi yi ay Abu Talib ñooñu ay gëmuñu yàlla ñooñu soutenir nañ ko loolu ay misaal la donc day affaire de religion l'essentiel nañ ci réew mooy nit ku baax am na ñoo xam gëmuñu yàlla ay idolâtre lañu fekk ay xol yu baax la ñu yor xam nga Abu Talib xol bu baax la yoroon mot ay benn aadi xol bu baax la yoroon te gëmuñu yàlla. Donc affaire bi benn instant kii bi ni ku nekk na gère mais sur le au niveau à un niveau privé nga gérer sa bopp mais au niveau public moom
sur l'espace public nañu fexe ñu teg li ngi développer Sénégal tubaab yaa ngi suñu kaw chinois yi sax léegi ñoo ngi suñu kaw ak ñëpp a ngi suñu kaw ñun ñu nekk fii di xiiroo di ŋaayoo nañu waxante dëgg nañu liggéey ci média yi en 2020 tey jii dajaal ci média yi lay jaal pour réeral nit ñi ku gérer média yi yaa gérer lépp ku gérer média yi yaa gérer lépp ku manipuler média yi yaay manipuler nit yi parce que affaire de programme dong la maa leen nuyu ñëpp di jégalu ci guddaay bi donc xam naa rek ba suba xam naa incha allah nuyu naa leen ñëpp.